ñu ngi leen di nuyu di leen kontaane di rafetlu bu baax a baax seen rendina ak le Buzz du Web la chaîne des leaders Senbuzz TV mbégte ak kontaante lay doon ci ñun saa su ne lépp loo xam ne rek jaadu nañu àndoo ci ak yéen ci ay jotaayu ñuy dalal ay jotaayu waxtaane lépp loo xam ni soxal na leen ci seen dundin ak seen nekkin umma islamique ak Sénégal yëpp yeewoo naq rek tiis ginnaaw bi nga xamee ne annoncé nañu ni kii di imam Alioune Badara Ndao ñu xamoon taxawaayam ci diine ji wuy ji na boromam di li waral tey Senbuzz feggoo ak suñuy naataango yu sans limite spécial hommage yu ñu fas yéene ci ànd ak koo xam ni tamit wax dëgg yàlla diine ji xam nañu taxawaayam bu baax a baax suñu papa imam Makhtar Gueye spécial hommage à Alioune Badara Ndao di li waral Senbuzz fekkoog sans limite tey fas yéene am ak yow jotaay papa Gueye xanaa rek pour commencer dañu lay jaale di la masaw bu baax a baax kenn ki nga xamee ni taxawaayam ci diine ji ñëpp xamoon nañ ko suñu borom jëlee ko fii muy imam Alioune Badara Ndao. jërëjëf am naa yaakaar ne kii nga ñu jaale daanaka dañ ko war a jaalante ci suñu biir. dëgg la. ndax imam Alioune Badara Ndao sak la woon ci umma islamique bi yëpp. sak la woon ci réew mi. fierté la pour la cause de l'homme noir de l'Africain. waaye dama bëggoon tàmbali fàttali ne dañu war a sant suñu borom. ci li mu ñu baaxee. ñu tënku. ci baat bu tedd boobu mu biral ci téeram bi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yéen jaam yi si man ngeen soqe ko te ala kulli alin fii ngeen di dellu si ndéem sanga bu tedd bi Seydina Mohamed moo muccul ci loolu massa ñun njaboot gu sew gi mu fi bàyyi yàlla dafa dogal nag jëmm ji fi jóge kóllëre Jamra la boo xam ne jiitu na sama jëmm ji ndax mook Abdou Latif Gueye nañu meloon kenn réeréwu ko mbir ba looloo waral ba ka nattu bi dalee taxawaay ba ñu amoon bi Latif nekkee victime des comploteurs du palais de la République taxawaay boobu la ñu am parce que ñu ngi ko arrêté dans la nuit du 25 janvier au 26 janvier 2015 ñii naan nañu xaar ba xam ndax tuuma yi am na wala amul ak est-ce que liñ koy tuumaal ci wàllu jaxasoo ak mouvance terroriste yi Jamra fop yooyu yëpp sànni ci àll ba ñu ne sang bu tedd bi Seydina Ahmed nee na sa moroomu jullit bu ko nattu dalee balaa ngaa lijjanti naka la demee da nga war a ne bërit ñëw dox digganteem ak noon yi ba noppi bu yëf ya demee ba bënd bi wuri nga doog a toog ak moom ne ko waaw mbir mi nu mu demee loolu la Jamra jëfe ndax ñun ñoo nekk la première organisation islamique du Sénégal dem ci sa naataangoo yu TFM invité du journal 20 minutes ñu jagleel ko imam Alioune Badara Ndao. D'accord. ñii naan li ngeen def mbaa wóor na affaire yi kenn xamul fu mu féete. D'accord, très bien. ñu daal di naqarlu benn anam gi ñu ko tegee loxo parce que kilifa gu day noonu boo ko joxee convocation jaral na ko sax mu dox Kaolack ba Dakar waaye dajji ay buntam fitnaal njabootam tiital ay soxnaam. D'accord. loolu la Jamra jëkk a naqarlu suñu point de presse. deuxième affaire bi ñu naqarlu mooy li nga xam ne mosuñoo tàyyi di ci waxtaan ak suñu avocat maître Moussa Sarr te yàlla dogal mu bokkoon ci pool avocat wu imam Alioune Badara Ndao mu di li juriste yi wax les incohérences du dossier naka jekk ci tuuma yi dañ ko doon accuser d'accointance avec les mouvances djihadistes du Sahel particulièrement Boko Haram waaye ñi koy tuumaal noonu dañu përëx yi ba fàtte ni baatu Boko Haram lan lay tekki mooy anti enseignement occidental donc Boko Haram dañu déclaré haram njàngaleb nasaraan alors fàtte woon nañu ne bi état bi bëggee tabax benn école foofa ca diiwaan gox bi ñuy wax Ngañ extension ca diiwaanu Kaolack dañu amoon problème mu terrain kan moo leen jox terrain pour ñu tabax école nasaraan imam Alioune Badara Ndao moo xàppati ci moomeelu boppam te kenn forcé wu ko ndax nee na xam-xam lu am solo la ndax moo yor àdduna tey ak ëllëg jël 10 000 mètres carrés may ko état bi ne defal leen ko école waaw ku mel noonu nga di ko tuumaal naan dafay jaxasoo ak Boko Haram bi nga xam ne école rek lay bañ. D'accord, très bien. alors kon nag ñu ànd ñun ñëpp bokk tiis wi ànd ñun ñëpp itam di ko ñaanal
li may daanele rek mooy ba yàlla dogalee mu féex mu defaat ñu mu jiwaat ñu loo xam ne dañ ci mujj sax am kersa moo di frère am bu mu bokkat benn baay wala bokk ndey ak baay di suñu xarit di suñu kóllëre imam Abdoulaye Ndaw moo ma woo ne ma imam Alioune Badara jóge na tribunal dafa war a ñibbi Kaolack ginnaaw bi nga xamee ni yoon teggi na ko loxo ginnaaw bi nga xam ne yoon féexal na ko teggi ko loxo mu ne waaye sañul génn Dakar te jaarul Jamra saafoon teegi yéen sant leen gërëm leen ma ne ko xaraam duñu nangu mokk mu ñëw Jamra nañu wax fu mu ne ñu fekk ko fa d'accord alors ñu fekk ko le 22 juillet 2018 fii ci hôtel teeru bi saafoon teeg moom nee ko bul ñu gërëmati mukk d'accord ndax di nga daj ci ñun surtout bi lii la dal lu mel ni daloon Abdou Latif sa taxawaay kenn du ko fàtte kon nag yal na ñu ko yàlla fayal amiin amiin yaa rabbi yal na yàlla beesalaat yërmande ci kawam amiin yaa rabbi te njaboot gi mu fi bàyyi yal na ko yàlla teg amiin yaa rabbi yaa imam wax nga ko léegi mais xam nga ni dafa am beneen engagement boo xam ne amoon na ko en dehors de li nga xamee ni représenté woon na ko ci diina nekkoon imam ndax it li nga xamee ni jot na ko dund dafay wane ni rek benn taxawaay bu xaw a aju ci spirituel islamique aussi dafay nekk danger ci réew mi wala dëkk yi nga xamee ni d'une manière générale occidentaux yi ba léegi ñu ngi seen ginnaaw parce que ñu bari aussi dañuy faral di ñaawlu anam yi nga xamee ni tege woon nañ ko loxo bañ ñu bari jàpp ni aussi xëy na loolu moo waral mu ñàkk bakkanam ci ñàkk bakkan boo xam ne ñu bari ci askan wi mbetteel la pour ñoom. waa teg loxo bi junj naa ko sànq. d'abord dafa tegginawul ndax citoyen boo xam ne nitu jàmm kese la. citoyen boo xam ne kenn xamalu ko fitna ay ndongo la yor rek. di leen laaye biir xaala laaw xaala rasulullah mais surtout nag te foofu la ràññee ko ci ëttul islam. ndax yàlla may na ko ay soppi ak i taalibe yoo xam ne weesu na sax frontière du Sénégal bu ko neexoon day toog rek lal sa jaadaam addiye yi di tuuru waaye buggul woon loolu d'accord moom nee na damay bay di dunde lan nga jàpp ni moo waraloon ñu jàpp ni menace la jamono boobu ban engagement nga gis ni xëy na moo waraloon ñu jàpp ni menace la loolu daal ba fii may wax yow ñëpp la ëlëm parce que man mii sax bu fekkoon dañuy jóg tuuma yi tegoon ci Boko Haram ñu teg ko ci kaw Jamra sax ñu mën a wax ndax ñun dañu sob ku ne la ñuy dem di duggante ku ne imam di ko sax léeg-léeg day jokkoo ak téléphone imam Massamba Diop te na mu jalgatee Mali ba militaires yi profité si nangu pouvoir bi kenn réew ko mbir kon bu fekkoon tuuma yi ci ñun la tegu sax ñu mën a wax mais imam Alioune Badara Ndao demul dikkul d'accord mu nga toog ca daaraam nekk sa jàkk ja boole ci nag lu mu am bokk kook askanu Kaolack moom daal li yàlla di wax rek tuuma moom ci jullit rek lay dal très bien bi mu génnee aussi fi nga xamee ni fa la ko yoon tegoon ñu bari aussi di naqarlu condition yi nga xamee ni moom lañ ko tëjee woon foofu ñenn ñi di wax sax ni jot nañ ko torturer ak yu demee noonu ndax loolu ci mujjanteelu dundam jot nga ci waxtaan ak moom wala gannaaw bi nga xamee ni yoon bàyyi na ko waa nit ki da ngay seede rek te yàlla tax waaye diiru li ma jot a jokkoo ak moom téléphone lu jiitu nattu bi di ko dal parce que wax naa la léegi ne kóllëre Abdou Latif la woon te bi Latif nekkee ci natt yu mel ni bosam daawul di gëj di jokkoo ak man ak jokkoo yi ñi jot a jokkoo ginnaaw bi ko natt bi teggee ko ba nga xam ne yoon feexal na ko xamal na ma ci lamiñu boppam que fañ ko dencoon ak âge am du li gën ndax am na benn ay lumière yu am foofu xaw ma nag yan xeetu lumière la xëy na li mu nekkoon dans le quartier de haute sécurité nga xam ne foofu la ñuy denc ñi nga xam ne li ñuy tuumal wàllu terrorisme ñu nekk sous surveillance permanente waaye nee na daal lumière boobu gêné woon na ko daal daan netti boppam di ko teree nelaw d'accord ak yu demee noonu loolu wax na ko très bien ba mu ma ko waxee itam wax naa ko ci presse bi siiwoon nañ ko ba mu jigi nag am naa yaakaar ni saafaraal nañ ko waaw loolu ko doon gêné noonu mujj nañ ko saafaraal waaye waxi torture musuma ko dégg ci làmmiñu d'accord nooy jàngatee kàddu yi ki nga xam ne mooy Karim Gueye Abdou Karim Gueye xurum xaax moom mu yëkkati ay kàddu di xam le ni lépp lu jig njaag rek gouvernement bi tëjoon ki nga xam ne mooy imam Alioune Badara Ndao dem na sax ba wax ni tamit sañ na wax ni ñooñu ñoo ko rey ci ay pexe yoo xam ne defoon nañ ko bi mu nekkee président waaw man day wax dëgg yàlla lii suñu borom jàngale te jaare la ko ci làmmiñu jëmm ju tedd ji di Seydina Mohamed ñun Jamra ak li ñuy bari histoire ak
bari xadar yëpp. loolu la ñuy taraxlaayoo ci combat bu ñu mu di wama shahibna ila bi ma alibna tubaab ne ko ne témoignez que de ce dont vous êtes sûr de science certaine maanaam ab jullit war na fexe lu muy àddu ak lépp loo xam ne daf ci yëkkati kàddu seede na doon loo xam ne am na ci yaqin bu wér a wér a wér voilà kon nag man du ma am sañ-sañu naan diwoo ko teg li ko dal diwoo ko faat loolu man du ma am sañ-sañam ndax awma ci ay firnde. d'accord alors xam nañu sa taxawaay bu baax a baax ci li nga xam ne mooy société civile bi rawatina aussi li nga xam ne mooy ci diine ji ndax jotoon nga yëg vraiment ni ginnaaw bi mu jógee fële ci prison bi aussi am na ay feebar yoo xam ne xëy na sonaloon na ko ci yaramam. mais nag taxu ko woon a sonal noonu. moom xam nga mois de février bi rek ñoo yendandoo fii ci place Obélisque man ma di ko tooñ sax ne koy imam mu ne ma naam ma ne ko yow Ababacar Mbow coordonnateur ànd sàmm ji koy amel nañu àq mu ne ma lu tax ma ne ko yow waroon na la jéggal ak Kaolack nu mu soree mu ne déedéet gënu leen ma bëgg a sàkku yiw ñuy kaf quoi mu ne ma gënu leen ma bëgg a sàkku yiw fii moom dontele bâche bi mu ngi ñëy aar ci naaj bi bu doon naaj bu tàng jër la fii lay toog ba jant so biir jàmbaar alors donc il était bien important d'ailleurs sax bañ koy yóbbu hôpital Fann daanaka moo doxal boppam nekk à l'aise. kañ la woon exactement bi ngeen koy yóbbu une semaine daal la fa def. d'accord waaw kon xam naa démb la woon la altine. baal ma yëkkati micro bi tuuti papa baal ma yëkkati micro bi tuuti d'accord. voilà alors jékki-jékki rek daal di tomber dans le coma. d'accord. voilà coma bi nag moo mujjee continuer. d'accord alors ndax mën nga ñu wax tuuti ci li ngeen jot a am ci feebar bi nga xam ne moo ko dal ak yu demee noonu parce que boo nee dans le coma aussi ñu bari ci Sénégal yi dañuy jàpp ni certainement feebar bu grave la aussi. waaw coma nag day moom day bette waaw coma day bette. donc comme ni ma la ko waxee mu yëgee ne yaram yi dafa xaw a sutante ba ñu yóbbu ko hôpital. mu ngi doon waxtaan nag ñi mu àndal nekk à l'aise kon nag. lan moo xew ci diggante bi ba mu jékki-jékki rek perdre connaissance ba nekk dans le coma ba ñu yóbbu ko cardiologie loolu xëy na way ko docteur yi ñoo ci mën a joxe ay tegtal waaye li wóor ba wóor mooy ku ñu yóbbu cardiologie moom c'est que am nga ay problème de trouble cardiovasculaire léegi ña ko yoroon nag di saytu wér-gu-yaramam defe naa foog ñu maanu bàyyi ñooñu ñu am sañ-sañu wax ci ban état de santé la fa ñëwee d'accord ak ci ban anam la état de santé dégradé wu rapidement. d'accord ba dugal ko ci juróomi fanu coma ak naka la doxee ci coma ba daal di dëddu loolu am na yaakaar ne comme que ñun yoruñu dossier médical bi. d'accord ñiy sant ñoo mën a gindi ay mbokkam ak gindi itam askan wi. ndax du xaw a tey xel pour yow koo xam ne xëy na ba muy dem hôpital amul benn signe boo xam ne yéeg na ko ci xeetu feebaru cardiologue yu demee noonu. mu mujjee fi nga xam ne mooy coma ci loo xam ni certainement du symptôme yooyu moo ko yóbbu woon fii la nga xam ne fa la nekkoon muy hôpital Fann. waaw xam nga boo nee tey na xel. yaa ngi bëgg am koy tuumaal indirectement. micro bi tuuti papa. boo nee teyul xel yi tamit yaa ngi wax lu la leerul. voilà parce que affaire wér-gu-yaram amul benn doomu aadama bu ne sama wér-gu-yaram maa ko gérer à 100%. xam nga ñun ba ñuy yóbbu INO. di agresseur bu mag a yëkkati micro bi tuuti rek di agresseur di tojkatu station essence ay jàllooreem soxlawul ñu di leen ko nettali ñun ñëpp fekk nañ ko dund nañ ko. tout à fait. moom ba muy dugg Rebeuss il était à l'aise il était très bien portant waaye dafa jékki-jékki rek mbirum insuffisance rénale dab ko fa. d'accord état de santé am dégradé wu bu gaaw a gaaw. ba mujj gi mu daal di wuy ji boromam. d'accord alors Jamra def ci taxawaay bi ci war parce que moom moo dénkoon boppam Jamra. bi Abdou Latif jànkoonteeg natt yi ma lay wax sànq fa la xamante woon ak moom kaso jàngal ko alxuraan. fexe ba mu dégg nga di góorgóorlu. ci sàmmonteeg waxtu yu juróom. ba yàlla def na si turu daal bi muy génn àdduna. d'accord le 29 janvier. 2005 alors fekk na INO tuub na ba wan ginnaaw mbooleem taxawaay ba ak comportement ba nga xam ne doon na ko am bu njëkk ba. moom tamit ba muy dugg. il était en très bonne santé. d'accord. et cetera Abdou Latif tamit ba muy dugg ci loxo yoon. il était en très bonne santé. jékki santé dégradé ba gis ngeen moom tam dañ ko yóbbu pavillon spécial. feebar bi ëpp loxo président Abdoulaye Wade daal di ko yóbbu hôpital Mohamed V bu Maroc. alors foofu la yàlla defee tawfeex ba mu mujj dellu si. affaire wér-gu-yaram moom. d'accord ñi yore dossiers médicaux yi rek ñoo lay mën a wax. d'accord ce qui s'est passé diggante bañ ko hospitalisé. d'accord ak ba muy ñàkk bakkan. donc lan nga ñu mën a wax ci ba muy dem hôpital ban feebar moom la yóbbaale woon jamono ba muy dem hôpital.
waaw xam nga moom kilifa la ak di faram-fàccee feebaru kilifa. dafa bokkul ci suñu aada. voilà moo tax dañuy bàyyi ay mbokkam boobu sañ-sañ. ok d'accord ndax mën nga dikk ak ñun ci une semaine yi nga xamee ni wala bi nga xamee ni yóbbu nañ ko fële ci hôpital Fann jamono jooju du ñàkk am na weccu waxtaan boo xam ni moom nga mujjee def ak moom ci looy fàttaliku. jéem naa ko jotuma ko mais ki ma jot. te démb ci mujj moo di oustaz Abdoulaye Ndaw mooy rakkam. Abdoulaye Ndaw nag wax dëgg yàlla du gan ci ñun parce que wax naa la ne bi imam Alioune Badara Ndaw nekkee si jafe-jafe yi suñu bëggee am ay xibaar kañ la procès beeg kañ la war a taxaw devant le juge d'instruction. ci imam oustaz Abdoulaye Ndaw ci moom laa doon jaar. voilà kon nag état de santé moom moo ma ci daan jox ay xabaar. waaye ba ma ko jotee démb mu ne ma mu nga cardiologie ma ne déeta waaye ñu ne ma il est dans le coma. sama xel ñaaw na lool. voilà moo tax tey dama ne woon bu ma xëyee. dina woo imam Massamba Diop. ñu dem seeti ko hôpital. d'accord waaye dama pare rek dégg xabaar bi. ñu ne suñu borom def na lu ko soob. d'accord donc pour tontu sa laaj. ak kii Ablaye Ndaw moo ma daan jox ay xabaar. ci santem waaye ci jamono yu mujj yi. mënatuma ko woon jot téléphone et c'est normal parce que taloon na leneen. d'accord lu dul di jokkoo téléphone ak di waxtaan. waaye lu jiitu muy feebar moom wax dëgg yàlla ñun ak moom. daaw ñu réeroo ci dara te daan nañu diisoo nag ci lépp loo xam ne itteel na askanu Sénégal. d'accord wàllu insécurité bi. wàllu ñi taxaw temm bëgg a wasaare mbon. te toujours nag da daan jël téléphone am woo ma surtout bi ñu yàlla mayee ndam. contre ñooñu defoon fii série pornographique bu bon boobu ñuy wax cirque noir ba procureur jox ñu dëgg jàpp ñooñu tëj leen kaso 1 mois ferme. imam Alioune Badara Ndaw moo ma jëkkoo. d'accord waaw te baat boobu du ma ko fàtte mu dama décroché ne alors mu ne ma Mujahidul Kabir ma ne ko déedéet Mujahidul Kabir yow la mu ne lii nga def ndax ñi dañu naroon transformer Sénégal en Nigéria. macha allah ndax kenn mësul gis ay dérives audiovisuelles yoo xam ne xeeb nañu ay góor ak jigéen di def naka si dul noonu waaye futti jigéen ni ko ndeyam jure woon toroxal jigéen weesuwul loolu. mu ne da ngeen honorer la femme sénégalaise. d'accord alors góor gu baax. gu ñàkk ki ñaan. waaw boo xam ne su moroomu jullitam am xeex bu mu def ràññeeku ci te muy ndam ci diine ji. amul ki ñaan pour jël téléphone am sargal la. ñaanal la loolu may wax nag. bari na ci ñu jaar ak moom foofu. du jam na rek. d'accord. muy Ababacar Mbuub coordonnateur ànd sàmm jikko yi muy imam Ahmed Dame Ndiaye président de la Ligue des imams et des oulémas ma préciser sax ne moom moo toogaloon Ligue des imams et des oulémas ca diwaanu Kaolack moo doon président wu cellule bi waaye nag imam Ahmed Dame Ndiaye mooy le président national. mooy le président national. voilà ñoom tam ñu ngi leen koy jàll bu baax ndax yéen itam kenn gënu leen a ñàkk. d'accord ndax imam Alioune Badara Ndaw moo leen doon sagal foofu sa Kaolack. d'accord alors ñu bari gis ni aussi par rapport ak li nga xamee ni ñu bari jàpp nañ ko jàpp ni dafa am conflit bu am ci diggante mais gouvernement bi d'autant plus que am na dossier justice boo xam ne mi ngi ci yoon xawoon na difficile wala jaaduwul woon vraiment mu feebar ñu koy nëbb wala di ko yóbbu ci hôpital public yi ndax li nga xamee ni jot na ko seq ak état bi ndax it jàppoon ni loolu erreur la d'autant plus que am na cagnotte boo xam ne sax mbokk yi dajale woon nañ ko ngir yóbbu ko bitim réew jàpp ni foofu mooy ëpp sécurité pour mu fajoo fa. waa fi nga daanelee lay àddu di sant activiste yi nga xam ne ñoo am xalaatu ubbi boobule express te ñoom biral nañ ci préambule bi ne 10 millions daal la ñu soxla pour son évacuation sanitaire. man démb laa jot lien bi ñun ñu partagé ko ci groupe WhatsApp Jamra yëpp ak sama page Facebook partout waaye diiru ba ma ko partagé ak bi tàkkusaan di jot dégg nga romb nañu 10 millions yi tey tamit bi ñu xëyee doon xool fu mbir mi toll fii may wax yow ni romb nañu 28 millions presque 30. d'accord daanaka la ñu soxla woon sénégalais yi dañ ko ful ñetti yoon. kon est-ce que c'est pas trop tard ngeen li ngeen xaw a yëgle feebar bi yéex ko yëgle xëy na ba askan wi jàpp ñu si moo waral xëy na li am. waaw xam nga yëgle bi booba dem nañu ba pexe amatul te mu wóor ñu ne kii kenn mënu ko faje fii. ñu ne évacuation sanitaire rek ci sës. d'accord alors looloo waral du Jamra moo jël initiative cagnotte bi ay activiste la ma di leen gërëm ci loolu ndax bañ ñu juum
ak bañ ku ñu mere moo tax ma ragal tudd kii fàtte kee tudd kële fàtte kële waaye ay activistes la ñoo jël initiative ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant. d'accord. et firnde la bu wane ni imam Alioune Badara Ndao fa mu nekk ci biir xolu jullit yi sénégalais yi foo ko natt weesu na ko parce que nit ñi ñoo jóg di xataraayu naan fan lañ koy verser ci ban compte Orange Money wala fan ci weer man li ma jot ci ay coup de fil ci Messenger alors dama mujjee daal di def copie d'écran kii bi tableau cagnotte Kapor bi alors ñu gis ci suuf nag société de transfert d'argent yi koy accepté yëpp. d'accord alors ba tax na daal 30 millions yi atteindre nañ ko. d'accord. dellu di biral ni firnde bu wér bi wane que imam Alioune Badara Ndao sori woon na lool ci xolu sénégalais particulièrement ci umma islamique sénégalaise firnde bi mooy bi yaram wi sutante d'accord dafa am suñu ay mbokku activiste ñu baal ma li ma ci mënul tudd kenn ndax bu amee ku ma tudd am ñu ma fàtte daal di am idée bu rafet muy lancé benn cagnotte ñu di ko wax Kopar Express pour nit ñi mën di ci barkeelu ci wàllu paju wér-gu-yaramam ndax jàppoo ni li mu représenté woon moom Imam Ndao wax dëgg yàlla xëy na li ñu bari di xalaat aussi toll na foo xam ni bu feebaree aussi pour plus de sécurité ci boppam sax dañ ko waroon a yóbbu bitim réew waruñ ko woon a fajee fii ci réew mi ndax it loolu wanewul ni li ngeen def nii ci cagnotte bi dafa xaw a yéex pour moom. waaw xam nga kilifa bu tawatee te boo ko woowee doo ko jot téléphone ay mbokkam rek ñoo mën a gindi ñi nga xam ne ay kóllëreem lañu te bokk ak moom toolu xare alors ñoom ba ñu demee nag ba nga xamee ni bii mbir mi mu ngi bëgg ëpp loxo ba ay mbokkam jëlee décision ne dañ koy yóbbu Fann ñun ci lañ ko doogee d'accord alors wax naa la sànq ne si laa jokkoo ak suñu kóllëre di rakkam bi mu bokkal ndeeg bàyyi d'accord imam Abdoulaye Ndao ci dama wax ne depuis juróomi fan mu nga hôpital Fann ginnaaw gi ma dégg ne sax mu ngi dans le coma d'accord maanaam il n'est plus conscient d'accord kon xëy na bu fekkoon teel nañ ko yëg waaye xam nga mënuñu obligé mbokkam yi surtout kilifa gu tawat ne waroon ngeen ñu ko wax sa njëlbéen nga ñoom daal ñoo jàpp ne ci moment boobu la ñu ko waree wax waaye boobu fekk na dem na hôpital d'accord alors ñu dem boobu mu dem hôpital nag am na ñuy wax naan lu tax état bi dugalu ci loxoom surtout man leen yàlla na yàlla yokk wéram suñu xarit Iran Ndao kañ ngeen ko gëj a gis sur les écrans moom tamit tawatoon na fi bu metti waaye comme que autorités yi dañ ko teelee président de la république discrètement mu daggal ko ñaari billet moom ak ki koy toppatoo di soxnaam ñu dem Paris nangami weer faju ci traitement bu mucc ayib d'accord traitement intensif ba mu ñibbi si jàmm voilà njabootu imam Alioune Badara nag yàlla moo dogal bi nga xamee ni bi yëgal nañu ay am di jàmmam que dafa tawat boobu la mbir mi commencé siiw. d'accord alors ndax ñu bari jàpp ni xëy na gouvernement bi fi nekk dañ ko jàppee woon comme opposant loolu waraloon ñu jàppoon ko aussi benn menace aussi ndax it doon na yomb pour yow jamono ji ñu waroon ko évacuer te état bi jàpp ci loxo loolu tamit bi ngeen demoon fa ba toll fa mënul nekk beneen gàllankoor ci yéen. waaw defe naa ay mbirum opposant gi demee noonu warul xiir nit ki ci wàllu parparloo ba mu di ci dugal mbirum wér-gu-yaram maa ngi fàttaliku ndeysaan président de la république bi fi newoon Abdoulaye Wade ba ma yëkkati micro ci suñu langue mouvance présidentielle bi parce que yàlla dafa dogaloon Iba Der Thiam moo doon coordonnateur mouvance présidentielle bi waaye suñu mouvance présidentielle suñu benn bokk yaakaar mu ngi tuddoon CAP 21 Iba Der nekk coordonnateur yi man ma nekk porte parole alors yàlla dogal mu am ci yenn leader de parti yu doon grincer les dents ci li Abdoulaye Wade jël en charge l'évacuation sanitaire d'un journaliste farouchement opposé au régime de Wade mais Abdoulaye ba mu yëgee loolu dafa ñu woo loolu taxul spécialement mu woo ñu waaye dafa xaar ba occasion am parce que au moins une fois par mois daan nañu am conférence des leaders daan na am ay jataay ak moom ci la profité dal ci kaw ña ko doon reproché loolu
ban journaliste la mu di Mame Less Camara. tout le monde sait que Mame Less Camara mook Ablaye daaw ñu jaaroo taal. te itam liggéey journalisme la daan def. da daan dal ci kawam surtout ci affaire valise Ségura bi bu Fonds monétaire international. 100 millions. Ablaye Wade jox ko alors defoon na ko ci éditorial bu tàng jir waaye terewul. bi mbirum wér-gu-yaram taxawee mu teg parloo fële teg affaire opposant fële. d'accord. daal di jiital xolu doomu aadamaam jël ko en charge moom Mame Less Camara ñu yóbbu ko toppatoo ko ba macha allah. très bien ñu ngi koy ñaanal. parce que defe naa c'est le doyen de la presse actuellement. absolument. comme que Bachir Kounta. wuy ji na boromam moom Mame Less Camara. ñu ngi koy ñaanal fan wu gudd. d'accord ak wér gu yaram. d'accord alors papa fi may jeexalee am benn mbokk bu ma yóbbante mu ne ndax jàppoon ni tamit jaadu woon na ñu jéem a def autopsie ndax fi nga xamee ni Imaam Ndao toll woon na fa ci réew mi tamit tey ñu mën a jàpp ni activiste religieux bu ñàkk bakkanam bu toll ni moom aussi jaadu woon na ñu xam balaa ñu koy jébbal boromam aussi lan moo ko fi jëlee ndax it jàpp nga ni loolu dafa war a am ci ki nga xam ne mooy Imaam Alioune Badara Ndao autopsie boo xam ni dina wane lan moo waral mu ñàkk bakkanam. mais loolu lu automatique la c'est-à-dire bu dee da nga doomu aadama dafa ñàkk bakkanam ci loxo way kër docteur. xam nga am na balaa nga am autorisation jébbal ko boromam armeel ya am na kayit bu ñuy wax certificat de genre de mort. boo nee genre de mort rek mooy ci ban anam la ñàkkee bakkanam. d'accord voilà kon loolu. autopsie moo koy maye. d'accord kon nag ñoom xëy na def nañ ko ba noppi parce que def nañ levée du corps bi. alors bu ko defee ñoom way kër docteur yi. ñoo la mën a wax ndax AVC la ndax trouble cardiovasculaire la. d'accord ndax coma bi dafa am leneen lu ci laxasu en tout cas ñoom bind nañu. d'accord jébbal nañ ko autorité yi te certainement tamit ay mbokkam. jot nañu. très bien gis-gis bi nga xam ne moom la ci way kër docteur yi. alors fi may jeexalee yaa Imaam ban kàddu ngay jëmale ci soppe yi ak mbokk yi nga xamee ni Imaam Alioune Badara Ndao bàyyi na leen fi. waaw mbokk yi ak soppe yi daal xanaa dellu rek di leen masalu ndax ñàkk nañu jëmm ju spécial boo xam ne dafa tëdde woon jaaxaanaay te ñëpp la fi nekkal. ñàkk nañu ku yàlla dénkoon responsabilité ci diine te buggul sax ku ko wax kilifa diine ndax simplicité am boo xam ne woyefam tax na ba yàlla daf ko xiir ci taxawaay bu spécial ndax bu ko neexoon rek li mu am ci ay taalibe kiy soppeeki yooyu. d'accord day toog rek alal ji di dugg ci wàllu àddiyee waaye buggul woon loolu ñu ne ko Imaam nangam mu ne mukk man bay dundee rek. d'accord macha allah effectivement baykat la woon alors kon soppe yeeg am di jàmm yi li leen jàmm la di dénk rek di ko dénk boppam mooy royuwaay bu mag a ngoog ci diine ji royuwaay bu mag a ngoog ci patriotisme ndax ku jël 10 000 mètres carrés may ko état un vrai patriote moo ko mën a def royuwaay bu mag a ngoog ci lu ma am bokk ak askan wi kenn mënula wax ajjuma bu jullee ba noppi lay ñëw këram di farang aw ma dépense ak sama courant dañ ko coupé lu mu am bokk ak ñoom te di ci boole benn publicité. kon nag kàddu gi bi mujj mooy loolu rek. très bien ñu roy ci moom ci boobu wàll waaye surtout nag. ñu joxante loxo ñun ñi mu fi bàyyi. parce que moom dafa ñuy jiitu rek waaye dànkaafu rek ak tamit góorgóorlu ngir mën a tënku ci yoon bi nga xam ne Imaam Alioune Badara Ndao ràññeeku na ci. mu di fexe toujours di biral alxuraan ak di biral yi tamit jàngale yu tedd yu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam. macha allah très bien. lu jafe la nag. waaye ñu góorgóorlu ci. ñaareel ba ci wàllu zahir. bàyyi na fi ndono lu rafet ci ay jikko ndax lu ma am bokk ak nit ñi. tey tamit patriote la. ndax patriotisme mënul weesu loo xam ne yaa ko moom sa suuf la. état bëgg a def école. am problème mu terrain nga jël 10 000 mètres carrés joxe ko. voilà kon nag royukaay la ci diine ji. royukaay la ci waa langue politique bi. royukaay tamit ci ñun taalibe yi. kon nag yal na yàlla beesalaat yërmandeem ci kawam. amiin yaa njaboot gi mu fi bàyyi yal na si yàlla teg loxoom. amiin yaa rabbi. dëddoom gi yal na doon buntu yiw ak wërsëg. bu bari pour Sénégal. amiin yaa rabbi. et particulièrement yal na yàlla def jàmm ci réew mi. te làqal ñu
Sénégal fu yàq yëgul. wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. Imam Makhtar Gueye bu Jamra moom la Senbuzz ak waa Sans Limites doon am ak jotaay di la jaajëfalaat yaa imam di ñaan yàlla yàggal la fi bu baax a baax. ñu leen di dox dig daje ci lu yàggul ak beneen jotaay fi amaanillah.